baaxoo alxamis jone ci waxtu wi ci kàttanu borom bi ñu àndaat ak yéen seen émission yoon bi ñu ngi am mbégte àndaat ci ak docteur Alioune Sarr ni ko tur wi waxee docteur la waaye mooy président CNG bi ci wàllu làmb Sénégal docteur Sarr ñu ngi lay ziar bu baax rafetlu teewaay gi. jërëjëf El Hadj Assane ñu ngi lay fay di nuyu waa rajo bi di nuyu ñi ñuy déglu ci jamono ji yëpp. jërëjëf Sarr laata làmb ji ndax wolof nee na bala nga ne naam ne fa àddina am na gan gu ko gane si ci wàllu kër docteur muy coronavirus gi yàlla na fi yem. mais yàq na lu bari ci activité Arabie Saoudite sax xëy na tey dégg ne umra gi tëjandi na ay buntam ak yeneen yow en tant que docteur noo jàngatee ñëw coronavirus ak i loraangeem. coronavirus de lu doy waar la su dee côté docteur bi rek dañuy wax ne. feebar la bu ñëw du lu bees nag. xamoon nañ fi peste xamoon nañ fi rougeole. ak yeneen méningite façon feebar yu bari yàgg na di ñëw ci àddina. et di ñaan yàlla rek recherche bi. gaaw a trouver li koy saafara. wante nag su dee ci xalaati nit rawatina réew moo xam ne ñi ci ëpp ay jullit lañ. di profiter ci occasion bi pour sargal la communauté chrétienne. bi commencé seen carême depuis démb. et li ëpp ci réew mi ay jullit lañ te ko jàng alxuraan xam li yàlla wax su lu jubul li ëppee li jub. foog mu am natt bum ñu teg. pour ñu dellu si. soo seetee aleel ju bari ñu ñuy def ci armement yi benn rab bu tuuti boo xam ne bët mënu ko gis. lëmbale àddina yëpp. yaakaar naa ne war na doon sujet de réflexion. dëgg la anam milliards yi ñu def ci armement yi pour rey ay nit. ab rab su tuuti juñ dul gis. ñëw lëmbale àddina yëpp. perturber économie. perturber wérgu yaram. perturber déplacement nit ñi kenn sa xel dalatul. yaakaar naa ne sujet de réflexion bu rëy la war a doon pour ñëpp. fay ndur ak pàttali jógee ci suñu borom. jógee ci suñu borom. mu ngoog am na ñuy wax ñoo xam ne xamuñ ca dara sama maas gi naan mën a nekk arme biologique ak yooyu loolu de xalaatee. gëmuma ko waaye xalaat non gëmuma ko de man. waaye gëmuma ban comportement la ñu war a am nag ñun Sénégal nga xam ni noo sant Seck ak Jaw réfractaire au ndigal jaar leen nii ñu bañ def leen lii ñu bañ. xam nga indiscipline nag moom fu mu am rek gën a yokki problème. feebar su amee li gën a njëkk mooy moytu li koy indi. bien que xamaguñ. peut-être fu muy jóge parce que réservoir bi leeragul ne lii la walla lii la. mais microbe bi ñëw na ñi gën a doon mag la gën a sonnal. war nañ donc lenn mais comme feebar bi da yaakaar ni virus la donc yaakaar nañ mun na jóge ci saqat si mun na jóge ci joxante loxo yi. te ñun fii dañ bugg lool joxante loxo. ak kolaat yi. yooyu yëpp war nañ ko moytu. ba ca kanam ba ñu xam lu ko waral. di set. fu set bari mun na am feebar du fa bari. gën a tane envisager ngeen ci monde de la lutte bi aussi sensibilisation bi dem foofu. fépp la jëm. kenn mucc ci. kenn mucc ci. ndax Sénégal préparé wu na ci xeetu jàngoro yu ni mel. yàgg nañ ci préparé wu réew mi tuuti na mais ressources humaines li tubaab def boroomi xam-xam yàgg nañ fi. Ebola ba mu fi jaaree gis nga réaction yi ñu amoon. dëgg la bi itam ministère de la santé ak ñiy yëngatu yëpp ci côté santé ci côté boobu yëpp. yaakaar naa ne jël nañ seen metukaay yëpp. incha allah am na ñu ragal it mu doon pandémie fa maanaam law. pandémie bi law na ba noppi parce que génn na Chine. dugg na Afrique du Nord. dugg na Europe dugg na fépp. donc liñ ciy ragal am na. ci histoire virus ban moo ci gën a yàgg ban moo ci gën a tërëree nii wax nañ Ebola wax nañ yeneen mais moom daa mel ni boobaak li gars yi gisaguñu vaccin bi. waa gisaguñu vaccin bi mais sooy suivre presse scientifique bi. ak presse tout court bi. ñu ngi wax ne yaakaar nañ ne laboratoire am na ay garab yoo xam ne. yomb nañ te mun nañ ci dara. wante nag li ñuy wax rek bu ñu yàkkamti
bu ñu détourné it esprit nit ñi ñu dugg ci loo xam ne peut-être du foofu. mu doonaat beneen commerce. pour yeneen produit yoo xam ne peut-être du bëri njëriñ ci garab gi. waaw très bien docteur Alioune Sarr ñu ñëw ci làmb ji ndax daanaka bu ñu nee docteur Alioune Sarr ci réew mi rek gaa yi xalaat làmb ji bi ñu yëgee ni yow laay invité ñu bëri yónnee nañ ma ci yónnee yëpp li ma ci jaaxal mooy benn la ñoom daal xaw ma damay naan waa Alioune Sarr ak mbër yi moom ku jaar seen diggante 27 ans ci boppu CNG bi c'est quoi le secret de cette longévité. alors question boobu yàgg nañ ma ko posé réponse bi yomb na yombul. damay wax ni ku utul ku laajul. ñu yëkkati dënk la ngay doomi réew mi. yàlla def ñetti pouvoir jaar fi bu Abdou Diouf président Abdou Diouf président Abdoulaye Wade tey bu président Macky Sall. ministre des sports yi ëpp nañ fukk ak ñett ku ci ñëw sooy dem wóoluwaat équipe bi. te ñun demuñ élection. defuñ benn lobby pour toog fi ñu toog. yaakaar nañ ne ñooñu ñëpp suñu ñu fi bàyyee peut-être ñoom li ñu yaakaar ci ñun dañ ko gis. waaw ba pare nag wax naa barka démb ci benn point de presse que man sénégalais la. fu ma suma réew yaakaar ne soxla nañ ma fa. te man itam ma yaakaar ne mun naa leen fa amal njëriñ. incha allah dinaa répondre au nom de la république. très bien kon mission nga ko jàppee du loo xam ne yow yaa ci agrippé wu. déedéet. maintenant doon na gën a neex nag acteurs yi nga ko séqal nangul la légitimité bi. waa xam nga nag ñiy coow ci penc mi. est-ce que ñoo ëpp ci penc mi. waaw. souvent dañu xool yenn mbëri ne départ Alioune Sarr bi ci mujj mooy Bombardier moom jàpp nañ daal jot na nga dem loo ci tontu. waaw d'abord question bi posé wu ma ko dafa ne ministre des sports lay waxal. ko jot na mu jëlee fi équipe bi fi nekk. parce que Alioune Sarr du Alioune Sarr rek équipe la. il est vrai que man ma tànn ñi ëpp ñee ma àndal ci équipe bi. donc lu jot damay dellu rek ci suñ borom. moo wax ci alxuraan que moom rek mooy dogal yàlla def na bañ ma nommé directeur hôpital Abass Ndao 1987. booba maa ngi fa depuis 1975 dama dajale personnel bi yëpp ci cour bi ne leen tey indi luñ ñu gan kenn ci suñ biir lañ tànn pour mu jiite hôpital bi. naka ngeen ko gisee ñëpp wax. ñuy wax jaar droit ñuy comme d'habitude. waxi nit la démocratie lañ nekk. bañ paree dafa am lu ma leen wax ma ne leen. mu neex leen mu naqari leen man la fi yàlla teg tey ala kulli alin mu neex leen mu naqari leen. dina ami bés nag mu neex leen mu naqari leen yàlla dina ma fi jëlee. te waxuma hôpital bi mais Sénégal yëpp suñ man ko woon ne naa fi toog. yàlla def bi gën a gaaw mooy rey ma parce que mosuñ rey kenn ñu jox ko pouvoir. donc pour man mission la. incha allah waxtu jeexee dinañ dem mais du ci luñ jafandu du ci luñ ut pression. demuñ seeti kenn. bokkuñu fenn fuñ net fal leen. parce que coono gi ci biir su ko nit ñi xamoon. bi lay daw génn moo war a gën a yomb. xanaa ngor. ak fulla ak fayda ak confiance bi autorité am teg ci ñun moo ñu fi téye ba léegi. est-ce que du langage bu direct bi rigueur gi ak sénégalais bu bëgg ko koy ray ñenn ñi dem ba ni sax léegi sëñ Sarr de dictateur la nga baal ma. waaw du tey laa ko dégg. mos naa wax benn journaliste ne ko. su fekkee ne dictature mooy lu ñu la dénk. nga téye ko waxuma ñaari loxo mais fukki loxo teg ko ci yoon. yemale ñëpp. Alioune Sarr dictateur la su fekkee nag ne liñ bëgg mooy. ku jóg def lu la neex te dara du la ci fekk. loolu mënuma ci ànd. ma jox la benn anecdote rek 1983 suma waajur bu góor dafa génn àddina. waa hôpital bi yëpp ñëw Fatick. ci enterrement bi ñuy pare góor gi ma gis nit ñi ma ne leen waaw man ci sama xel ñii luñ fiy def. parce que ci biir hôpital bi. rigueur bi ma commencé woon installé mooy ñëw leen waxtu wàcc leen waxtu. yem leen seen place yi liggéeyukaay nit ku nekk am yàlla mun na la teg ñàkk mais tegu la salté. mu métti lool ci ñoom mu am tension bu. doy waar suma diggante ak personnel bi ndax loolu. te décidé ma woon wàcc ko te effectivement wàcc ma ko ba ni ma fay jóge ba gis nag personnel hôpital bi yëpp ñoo jaale si ma ne en fait njaal. koo àndal jàmm. koo nekkal ci jàmm ngay dem seeti.
bañ dencee góor gi nag bañ ñëw jaale ma ba bëgg a dem ma ne leen déet mënu leen demee noonu lu leen fi indi kenn ci ñoom ne ma docteur Sarr même sa bis di ji papa da ngay ma ne déet parce que dama bëgg a comprendre. mu ne lenn dinañ la ko reconnaître. ñëpp nga yemale. lépp ci yoon nga ko te xanaa dafa métti ci ñun ma ne kon wóor na leen ne kon du ma changé. ñu ne waaw ma ne kon nag nañ continuer. looloo ma dal ci làmb ji aussi. dëgg la wax nga yemale CNG bi ci biiram am na ay ndaw yu mbër yi ku ci mel ni Tyson ak Yékini est-ce qu'ils ont les coups de France ci wàllu seen yëngu foofu ndax am na mbër yu jàpp ne dañ leen faa indi noonu rek ngir aw tour rek donner l'impression que yaatal am na. non je ne crois pas xam nga nag suma benn mag ne na ku yéeg. sa lépp feeñ. tànn bu sa nit mun a tànn. foog mu am ñu ci ànd foog mu am ñu ko ŋàññ. mais ñun équipe bi ma diriger waxtaan bi juboo moo fa am mais nag su dara xasee dégagé wu nag. dañuy imposer tout le monde ligne de conduite boobu. kenn dootul am droit ne moom pourtant ànduma ci woon. am na jamono sax boobu amaguñ porte parole suñu waxtaanoon ñi gënoon a contre projet bi. suñu waxtaanee bi ci biir ba ñu juboo ñooñu laa doon pousser ñu génn. wax ak médias yi défendre ko ba ñu yaakaar ni seen idée la. donc nit ñi ku nekk am nga droit wax sa xalaat. mais nag encore une fois li ma leen di wax toujours mooy dañ ñu dénk personne morale bi Alioune Sarr la tudd. ñu teg ko ay mission xalaat mun na ñëw rafet lool mais bañ a dëppoo ak mission bi. su dee booba nag dinañ ko kii jéem a seet avec le temps. naka la ñu def ba boole ko ci mais du lu nit wax rek ñu topp la. mais ndax yaa ngi def effort d'explication aussi de yëgoo nag. biir comité ku ma xam ne dañ may reprocher sax su ma excès d'écoute. ok waaw. et la meilleure expression bi ma koy wane toujours mooy ba may soog di yegsi ci làmb ji su làmb tase dama doon toog ba ñëpp ñibbi ba bés am ku ñëw ne ma waaw docteur Sarr mais kilifa du mujjee ci ma ne ankay su kilifa ki demee ñu nettali ko. mu intervenir ci lu mu dundul. toog dundal ko boppam. ci la jël décision bi gën a yomb. waaw très bien loolu sax noonu la njaboot di doxalee. maintenant li yóbbu ci làmb ji kanam wàllu développement Boy Kaïré jàng naa ko ci observateur démb wala bëri dem su ma jiwmul. nee na moom dafa gis ne yëf yi fi ñu toll nii yokkatu leen làmb ji exemple bi mu joxe mooy compétition internationale yi mujj andi wuñ ci ay médailles d'or. waaw wax nañ dëgg mais CNG. ni ma koy mën a waxee c'est le dernier étage d'un immeuble waaw. su fekkee ne fondation bi dëgërul. su fekkee étage yi ci topp lañ ca waroon a defuñ ko nuñ bëggee équipe nationale. ok day fekk. ñi ci suuf liggéey. tey ci club yooyu moom mu bokk ci ban moo ci am section lutte olympique kenn ci ñoom nangu ko ci développer parce que dañuy wax ne dafa métti daf leen di gaañ te amul xaalis. ñoom ñëpp a ngi ruyewu vers bëri dóor bi. kon kañ. su ñuy reprocher ci kaw ne baaxul. nañ defaraat bool yi ci suuf. dëgg la dëgg la. ñaareel bi. mooy équipe bi ñu yor dañ nekk ci fin de parcours li ñuy wax seen âge dafa commencer avancer donc direction technique bi mu ngi réfléchir bu baax ci ñuy def ba renouveler. kii bi surtout jëm ci jeu. 2022 yi xam ne xale yi am fukki at ak juróom ba juróom-ñett. ñooñu ñoo ci nar a participer. ñu wax ci violence bi docteur Alioune Sarr ci làmb ji boobaak léegi dafa mel ne ñu ngi wut bunt mais bunt feeñagul de ndax barki Demba Ndiaye làmbi Alioune Seye numéro 2 ak ñàkk jariñ bi rek gis nañ ni yëf yi wëlbati ko ñenn ñi ne CNG bi ci la ñu ndax wàllu sécurité 30 policiers rek fa newoon est-ce que dëgg la. ci côté boobu wax nañ dëgg. mais encore une fois du lu bees malheureusement yàgg naa leen wax ne dina ami bés mu exploser. Qu'est-ce qui se passe su manifestation amee promoteur bi moom mooy dem service police sécurité. ñu définir dès que arène nationale bi wax dañ ne woon moins de 100 policiers waru fa ñëw. alors quel est le problème. qui se pose. et qui se passe diggante service de sécurité yi ak promoteur bi am na jamono fii Adrien Senghor problème boobu posé wu. ma ne promoteur bi bañ leen wooyee laaj leen lu tax sécurité bi doyul ñu ne ñu ñun kat fay nañ ma ne leen indi leen ma reçu yi ngeen fayee pour man ma mën a dem wax ak waa sécurité bi. mais kenn du indi reçu. est-ce que du ñoom ñoo fayul.
est-ce que donc il y a beaucoup mais à toute chose malheur est bon keroog ba loolu tam da ngeen ci boole masla bu n'est pas interdit que ñu amal làmb ji là je suis d'accord wax naa ko keroog te bañ jógee ci loolu wax naa suñ comité d'organisation critères de base yi ñu teg c'est-à-dire suñ ne lii ak lii su amul bu lii am bés ni ki léegi loolu su amul bu ñu nangoo démarrer lutte bi donc et encore que c'est un peu risqué aussi parce que bu xale yi ñëwee ba fees dellu stade bi nga tere làmb ji mën nga am saafara bu jur jàngoro mun na am mais j'ose espérer que du fa yegg parce que au lendemain de li xew l'État par les services dañ réagir daje ak waa comité bi daje ak waa ministère ci arène nationale bi et remettre yëpp en place te gis nañ combat yi ci tegu yëpp macha allah. discipline bi organisation bi gën nañ ko améliorer. très bien violence bi ci wàllu physique nag dóorante gi léeg-léeg dama naan yàlla nañ ci yàlla musal mais ku moytu làmb ji daañu mës a dóor nit mu dee te xawoon nañ ko jege Modou Lo Eumeu Sène non ñu waxante ko rek noonu vraiment ak tout le respect que je leur dois est-ce que CNG bi tiré ngeen ci leçon yi boobaak léegi parce que lii buy ñaar léegi ngeen am néew de. waaw violence bi yemul ci dóorante bi rek mu nga commencé d'abord ca colin yi. léegi nga gis xale sol loo xam ne kenn xamul toog naa ci benn télévision gis ku ñëw sol t-shirt boo xam ne croque-mort moo ne ci dënn bi loolu musiba la waa rajo boo télévision waruñu woon a nangu sax mu yéeg ak plateau boobu réalisation bi wax ji dinaa lay yóbbu morgue ba dinaa lay yóbbu ci ambulance dinaa lay yóbbu ci docteur bi donc yar yaakaar ne fu nit dem nit du dugge marché lu dul lim yor. malheureusement nag les sports de combat nag loolu mooy taarix bi de. le sport de combat nag loolu la. c'est l'expression d'une certaine forme de violence bu ñu organiser. malheureusement soo seetloo boxe bi ñu wax ne dañuy soli gant. risque bi est moindre. fa la moor yi ëppee. yal na ñu ci yàlla busal. keroog contre Eumeu Sène c'est-à-dire c'est spectaculaire. c'est plein d'émotions. mais nag xam nga Senghor doon na ko wax l'émotion est nègre et la raison est laide. ñun dañuy suñ xol la ñuy demee. duñ demee suñu xel. bon c'était spectaculaire ni Eumeu Sène daanoo. lu nekk wax nañ ko ci. mais est-ce que danger bi pour man médecin sportif est-ce que toll woon na foofu. kooku aussi beneen débat la peut-être. maintenant arène bi aussi ak ni ñu koy aménager gars yi ne nañ foofu même boo bëggoon ñëw di wàllu si nit y a des problèmes y a des obstacles. obstacle yi dara indi si ko lu dul indiscipline. am na ñuy wax sax ne arène bi répondre norme lutte ankañ. parce que arène bi du chinois yi ñoo ko tabax. enfin ñoo ko tabax. mais xalaatuñ ko. ok depuis président Abdou Diouf. en 2000 arène bi fii la waroon a nekk stade stade de l'amitié. enfin stade Léopold Sédar Senghor. xaalis baa ngi fi woon projet bi ficelé woon nañ ko. après élection yi changement de pouvoir changement de programme. mu mujj ci président Macky Sall. ñu ay architectes sénégalais liggéey ko. bureau CNG quelques membres ànd ak ministère ak architecte ñu dem Chine finaliser ko ñu ñëw defar ko. mais li ma mënul a nangu mooy li ñuy wax ne yëf yi. dafa silvissé pour ñun xanaa ñun du ñuy nit. lu tax ñu bëgg a jël sénégalais yi def ñu. presque ay mala. nañu am discipline. ku nekk fañ la toogloo yem fa. mer jël chaise toj ko. fan la jëmee. te toj bi sa papa ko kii. parce que yow peut-être liggéeyoo. amoo koom mais ñiy liggéey ñooy dajale pour loolu mun a am. donc sa mer seetal neneen noo koy exprimer nu dul noonu. mais arène bi amul mais problème de discipline. ñu mérité arène bi. mais loolu tam dafa laaj organisation au niveau des écuries ñuy gunge. il faut ñu continuer di sensibiliser. dem nañ ci ba ci fan yi ci suñu réflexion ñu ne. est-ce que écuries yëpp parce que am nga récépissé rek est-ce que CNG war na la nangu. parce que gis nañ ne keroog ba événement bi amee ba ma nekkee ci suuf ba ma ne ana président écurie yi kenn taxawul. ana secrétaire ana responsable kenn taxawul. ay mbëray topp man responsable la. mais sportif bi mënul doon kii foog mu am ñu ko encadrement ñu ko encadrer ak fulla ak fayda. donc on va revenir sur écurie yi. xool la fa xew ñi xam ne répondre uñ ci critères yi ñu retirer leen seen. très bien maintenant sponsors yi sax ñu ci bari foofu nañu daw loolu tamit mun na sooxee làmb gi bu yàggee. dinañ daw parce que pour 1000 raisons. raison bu njëkk bi mooy nit ku normal du jël alelam di ko dugal fu safaanam. violence bi bari na. ci télévision yi ci wax ji ci comportement yi ci biir arène bi
mais kenn du jël loo bëgg mu taaru nga dugal ko foofu ñaareel bi. émission làmb yi dañu bari rawatina ci télévision yi. ci journaux yi. donc sponsor yi foofu la ñuy dugal seen xaalis parce que dañ bëgg a feeñ rek. alors dina feeñ. donc soxlaatuñ ko peut-être. ñeneen ñi peut-être atteindre nañ seen objectif. ci at yi ci gannaaw. donc foog ñu gën a réfléchiraat seet nu ñuy réorganiser tout ce monde. seen journal bi. taaloon na ma fi. ba ma fi waxee bés ni ñiy yëngatu ci làmb. rawatina télévision yi rajo yi ak ñiy amee alal ci kii bi nañu comp ci li ñuy am dimbalee ko. structure bi dimbal la amee ñu ne Alioune Sarr brûle l'alerte lu nekk yëg dekk naa ko ci mais amul réew mu développement sport am te xaalis dugg fa te xaalis bi du jógee ci état bi mais justement xaalis boobu ci làmb ji aussi il faut que organisation am ci il faut que ñu ci état bi di ci bàyyi gët est-ce que sax mbër yaa ngi fay l'impôt est-ce que yéen ñu dara xam naa dañ tey moom bu may ñibbi rek bu yóbbu mu wut garde corps maintenant man tamit li ma xaw a jaaxal président Alioune Sarr mooy CNG bi dafa am fenn fu bëtam tegu ci xaalisu làmb yi ak fu mu yem maanaam ci wàllu xaalisu sponsor yi on me dit souvent que li mbër bi signé promoteur bi au niveau CNG bokkul ak la muy jot ca sponsor ba loolu tamit y a un vide là-bas. y a un vide. mais daganal xaalis bu bon sax xaj na fa. lu nekk nga fa. question bi mos nañ ma ko laaj ba topp ma ndax du milieu de blanchiment man leen kooku dafa dépassé CNG y a des services de l'État. yuy toppatoo loolu. mais problème de fond bi. mooy ku jubul du nangoo teg ci lu jub. lu ma bëgg a wax foofu. mbër mi su fekkoon ne dafa ñëw pour jubal du ragal ñu dagg xaalisam. te su ragalul ñu dagg xaalisam kon day nangu ñu déclarer parce que dem nañ ba ñoom ñu ami problème parce que dootuñ jot seen xaalis sponsorisation. mais ñemewuñ ñëw kaas ko CNG. te duñu am preuve pour ñu toppee kenn tribunal. ay attangi ci gannaaw. laa leen dajale ne leen. su fekkee ne da ngeen ragal ñu kii li ngeen di fay ñëw leen nañu lii mooy sponsorisation. bien que salaire. amul lii ci la bokk suñuy jël impôt yi en général ci globalité bi lañ koy jël. donc dañu ragal parce que jubuñu. parce que yaakaar naa ne suñu juboon. duñ ragal ñu sanction. parce que kuy ragal sanction da nga wàcc yoon. da nga wàcc yoon dëgg la donc nee naa leen indi leen seen xaar teg ko fi même su ko CNG dul laal pour yéen ñu gën leen a sécuriser. maintenant noo comprendre coow li ñàkk a déggoo gi tibbantey tànk yi ba foofu bëgg nag ñëpp yàqal seen bopp mu ngi mel ni kër gu ñuy xëccoo bool rek ba mu foofu ceeb ba këpp. est-ce que loolu xel la. su doon xel duñ fa yegg si. oui mais naka la ñuy def ba wàññeeku. naka la ñuy def xam nga li ko def. promoteurs yi. ak manager yi ñoo indi problème yu bari yàgg naa wax ne su doon suma sago. kuy yëngatu ci la ngay yëngatu nga am ci li nga cay séentu. rawatina ci làmb ji sport la bu métti sport de combat la. sport individuel la donc dafa laaj coono mais xëccoo boobu ngay wax tax na mën a promoteurs yi. yéegal cachet yi fu ñu yeggul. et pourquoi ma ne manager yi. parce que ñoom ñoo doy ñëw wala ne Alaaji Assane Kat. combat Youssou Ndour bi Alioune Sarr fay na ci téeméeri millions. ndeke boobu Alioune Sarr 20 millions sax defu ko ci. est-ce que Assane gis boppam ne lu tax ñu di ko jox Youssou te duñ ma ko jox. kon nag teg naa fanweer. yéegal mbir yi. yéegal. ña ko doon def dem nañ bi mënatu ko kenn ci prom bés ne na ma. yàlla mu suturaal. xëccoo naa combat dem leb xaalis banque def xaalis bi ci saaku. est-ce que dem seeti mbër ya fekkuma leen fa. mu wóor na ma ne su ma leen fa fekkoon naa dee ci kaso bi. parce que du ma am lu ma fayee bor ba. donc foog nit ñi delloo si seen xel. rawatina nag jamono jii ñu toll sponsor yi nekkatuñ fi doole ji demeetul noonu. kon acteurs yi année blanche foog naa ne bëre foo doon bëree 50 millions. wala 100 millions nga nangu fa bëree 20 millions. bëree ñaari yoon wala ñetti yoon ci année bi. moo ëpp valeur toog di xaar loo xam ne doo ko gis. dëgg la moo gën ak neen. moo gën neen. docteur Alioune Sarr dégg naa fan yii ku mel ni Hadj Bekaay Mbaye ñu ne ñoom la ñu bëgg ñoom mooy tournoi des 4 grands pour xëy na arriver à ce que ñu mën a segg nag daal ni roi des arènes. CNG lu tax du nangul ñeneen ñi roi des arènes ki nga xamante ni moom amateur rek la wala seetaankat bi gis ki jël janoog roi des arènes ne ko pëng mu xam kay moom danaan léegi Modou lool. na mu ëmb baal. coow li fii la commencé woon fii may waxe tey dafa am benn jour ñu invité ma point de presse fii mooy ba Yaxya Jóob Yékini Gaston intronisé ko roi.
ma joxe woon ci suma réponse ma dégg ci lu nekk it parce que nit day ñeme li muy wax. tey Grand Croix chevalier de officier de kan koy joxe. président de la République. mooy signé décret. est-ce que nit ku nekk am nga droit créer sa ordre en dehors de ça non. yoon mayewu ko. looloo tax ma ne woon bu mànga la structure bi fi ne woon organisé woon li ma wax te di ci insister mooy suñ bëggee am roi. d'abord foog compétition am. mbër muy bëre benn yoon ci at. bëre daan ñu ne yow la. at ma ca topp kenn daan la ñu ne moom la. mais kanamun kan. mais yéen tamit organisé. da ngeen organisé pour mu am foog nit nangu ko. li néewal CNG bi président est-ce que du aussi seen ñàkk mën a organiser ay grands rendez-vous. non du ñàkk mun a one bañ a organiser la lu tax. benn mag daf ma doon wax ne suñ tegee ndab li nga jiitu suñ ñëpp dugalee seen loxo génneel sa bos. lan moo xew tey CNG su commencé woon organiser di xëccoog promoteurs yi naka la ñuy amatee autorité ci seen kaw. looloo tax ñun ñu génn. ci forme de compétition boobu. et aussi est-ce que du da ngeen a génn kon lu sori nag bañ a may gët mbiri il fallait les encadrer. waaw dañ leen encadrer. mais suñ demee nag ba ñoom peut-être ñu soox ñun dinañ dellu si mais est-ce que moyens yi ñu amoon ñoom ñun am nañ ko. deuxièmement est-ce que ñoom seen logique bi taxoon ñuy tëgg mooy doon logique yi la structure dirigeante. débat bi foofu la nekk. bañuñ ko moo taxoon ma ne su fekkee ni ñoom bëgg nañ bëri ci seen biir xam nañ catégorie yi fi dàq bëri ñaari façon yu bëree fi nekk. d'abord bëri dëgg mooy bëri simple bi su fekkee ne ñiy woote ne ñoo fi dàq bëri wóolu nañ seen bopp. nañ nangu benn week-end ñu def un tournoi des grands. ñiy def bëre simple bi ñu daje ci mbapat. yëkkati 100 ou 200 millions teg ko ci tournoi bi. ka ko gagné yóbbu peut-être 100 millions wala yóbbu et cetera su dee ci bëre dóor bi aussi du ñeenti mbër rek fi mu nekk war nañ mot fukk ba lu ko ëpp. ba ñaar fukki mbër yoo xam ne war nañ mën a nangoo mais. maintenant naka la ñuy demee ba structure de l'État ne damay organiser làmb ci ñoo xam ne licence fañ ko amee c'est à votre niveau ñu war a mën a am liberté wu ne man bokkuma ca finalement aussi. waaw xam nga nag les sports de combat loolu mooy difficulté bi. waaw du championnat. mënut a am sanction yooyu. non du championnat parce que. sportif bi am licence taxul mu bokk ci dara. maintenant yéen bu ngeen organiser de façon officielle ñi ko gedd est-ce que ëllëg mënuñ leen teg ay sanctions. génn retirer leen seen licence. est-ce que dictateur bi du feeñ booba. non bu man waxi loi. waaw c'est-à-dire su fekkee dañ ne ku am licence. peser nangami kilo am temps de victoire su ñuy def li par force nga bokk. booba ku ko wàcc am na daan yu ko ciy teg. sujet de réflexion bu intéressant ngi noonu. maintenant beneen jafe-jafe bi bu weesoo xëy na ñoom li ñuy sikkee CNG bi ca xëy na mu ne fa ndax nit du mat waaye ñoom it mbëri am na ci ñu est-ce que du ñàkk yar bi nag xaalis bu bari bee ko waral nag léeg-léeg nit dem ba réewande genn gi beew gi parce que des centaines de millions ku koy brasser nag moo dal yenn entraîneurs yi ci yenn joueurs yu rëyi tur yi moo dal yenn rajo yi ci yenn animateurs yi nga xam ne ñoom daanaka dof nañ léegi ndax seen ciw et cetera et cetera. waaw nit daal mel noonu. nite moo am solo. te ñi nite bari wuñ yàlla na ma yàlla baal ci li ma di jéggalu si ci nit ñi. parce que olof yi dinañuy wax ne lu la bett mën la. koo xam ne peut-être yaakaaroon na ne avenir am dafa bouché yàlla ubbil ko wërsëg ba mu am yenn yi soo amul ndimbali yàlla. mun na am dérapage yomb la te loolu du ci mbër yi rek. toog na jamono ñuy gis ñoo xam dañuy jël xaalis ci ay cérémonie di sànni ay billets de banque. mais loolu yëpp. ca yari nit ka la. ak ca xam lan nga naka la ak noo koy demale. c'est important. maintenant yan concession nga noppee def ci wàllu li nga xam mooy luy nduru xeetu blocage sa diggante ak mbër yi am na ci sax ñenn ñoom ñu ne non Matar baa koy jàppale ñenn ñi ñëw ba ne da ngeen bokk Fatiga ñi am na ku ma dégg mu ne ndijaaya ma. waa xam nga Matar moo xew mais lii ñoo waxoon nañ ko depuis Ousmane Paye depuis 94. ministre bi jaar yëpp wax nañ leen ko. mais am na ne wax ji li ci ëpp wax la pour wax rek. parce que ñaari fee dinaa la ko benn bi am na benn année ay nit yeeg ci plateau yi ne nañ dem
ba ñu sentir dañ bëgg a dem ñooñu doon wax ne nañ dem ñoo daw seeti autorité ne leen bu leen bàyyi ñu dem. Les mêmes personnes. Donc yëf yi du dara lu dul le ministre Abdoulaye Matar Diop ba mujjee dellu si ministère parce que ñun du vote élection lañ yegsee. Donc assemblée générale bi comité directeur bi du ñooñu dinañ leen di informer mais du ñoom ñooy décider. Donc c'est le ministre depuis que ñu ngi fi chaque année. du moins du ma dem sax chaque semaine bu ñu defee réunion et tous les lundis on se réunit am na PV bu ñuy déposer au ministère. sur toutes les activités li ñuy jël comme responsabilité. su at mi jeexee ñu jox leen un rapport complet sur tout. Le ministre Abdoulaye Matar ba mu yegsee daf ma woo ne ma Toubib rapport bi dinaa ko jox presse bi ma ne ko loolu suma yoon newu ci parce que man yaay autorité bi yow laa jox. nanga ngi def ci rapport bi mu jox ko presse bi yëpp mais année boobu kenn waxul dara te la fa doon dox moo fii def bu yàggul def nañ daaw assemblée kii. joxe kii bi ci presse bi mais dégguñ coow ñu bëgg a wax nag kenn mu leen tere wax. mais nag foog naa ne wax ji li yàq réew mi it ci la bokk. mais c'est quoi maintenant seen autocritique yéen wala da nga bëgg a jox mbër yi rek toor bi yëpp. est-ce que yow jàppoo ni quand même CNG bi nag war na mun a gën a waxtaan ak les acteurs ndax nag loo ci mën di dégg ñoom ñooy ngembu de. ñooy dóorante nag grand. waaw mais parce que bu officiel yi nekk ci tribune ak seen costume yi rafet nag. les acteurs. mais dans la vie il y a partout des acteurs même fii ngeen toog léegi ñu ne kii mooy directeur bi mais rajo bi Youssou Ndour mooy peut-être borom mais doxalu ko am déet yow yaa ngi yor fi mu nekk ay responsabilité fii. gars yi wàcc ci terrain bi. ñiy daw di dem def reportage addinaa mel noonu mais li am solo. mooy les gens. soit en phase c'est-à-dire ñu bokk jëmukaay mais bañ a bokk jëmukaay ci li ñu neex mais bokk jëmukaay ci lii jëmale yëf yi kanam est-ce que nit ñi li ñuy coow seen bopp la wala dañuy coow pour yëf yi jëm kanam parce que tey li coow liy bari ñiy coow yëpp kan nga ci gis mu def ca ruqam lu jëmale làmb kanam amul mbëri presque relève amatul ci écurie yi. Les grands champions qui étaient là ana seen relève amul. donc nañ seetaat sunu bopp seetaat structure de base yi. liggéeyaat. il est vrai que sommet bi am na une lourde responsabilité. ñun nous sommes ouverts à tous les dialogues loolu laa leen wax ku bugg a xalaat dara bindal ku xalaat dara ñaanal audience ñëw toog ñu waxtaan ci. est-ce que ñoom mas nañoo gis benn ci seen doléance yu ñu ngeen satisfaire ko CNG bi. mais est-ce que seen doléance yi dëppoo na ak mission bi toujours ma wax leen ko. parce que ku ñëw ne Alioune Sarr. mais mission bi tam na méngoog jamono nag parce que àddina day dox aussi mission mënut a nekk boo woon jamono yi Senghor ak léegi de. il faut que ñu xool les changements les réformes qu'il faut. chaque année. y a des réformes. ok bañ fi nekkee bi léegi chaque année dañ doon def même une journée de réflexion dajale ñëpp. mais suñ analyse ñun bureau bi dañ dem ba gis ni. su ñëpp yendoo di wax coow dina bari mais njëriñ la du bari. ñu ne léegi nag kuréel bu nekk su saison bi jeexee ñëpp kuréel bu nekk nañ toog ñoom ci seen biir waxtaan bind ñu dajale loolu yëpp segg ko pour seet luy jëmale làmb kanam. très bien lan moo bàyyi Alioune Sarr ci làmb ji passion la naka la ko njaboot gi dundee njaboot gi mënoon ne xëy na waa ñun suñu papa mënut a ñëw jam ci liggéeyam bii nga xam ni xëy na mu ngi ciy suturlu waaye chaque jour ñu koy ngawtee rek nuñ koy dundee ñoom. métti lool occasion encore mos naa ko wax di jégaluwaat. ci suma njaboot direct mooy ñi ma jur suma soxna sumay doom rawatina nag nit ñu bari ñoo xam ne. et li ñuy wax daf leen naqari ba ñenn ñi sol seen daal lu seet si ma mais nag su fekkee ne yow. sa digganteeg sa borom sa xel dal na sa digganteeg say morom sa xel dal na. yaakaar naa ne doo ragal yëf yu àddina. dëgg waaw. yàlla dama ñu yàlla baal ci li ñu wax te yàlla buñ ci gis suñu bopp. amul benn composante làmb boo xam ne tey mun na toog ma toog xool ko ci bët. su sëggee am mooy sëgg mais man du ma sëgg. toutes les composantes nag sans exception. très bien waaw yàlla dimbale na ma. benn aspect gi nii kooku xam naa laajab tooñ la ci wàllu xarfa fu fay làmb ragal nga ci dara wala gars yi dañuy pëndal nii rek. di takki génne leget di daanu rek. dara wax lu gàtt rek foofu El Hadj boobu may soog di jël làmb ji sanction yi commencé dal. benn groupe bi mbër yu siiwoon ci jamono jooju. dañu fekk boobu mag hôpital Abass Ndao ñoo waxtaan rafetlu liggéey bi wante won ma nag ne
yëf yi dafa xaw a métti te dañuy bañ suñuy dem di fasante ñu fasaale ma ne leen seen sëriñ yi munuñ parce que suñ munoon benn mbër du daanu parce que foo demee ñu waatal la ne yaay daan ba pare ñàkk gëm seen bopp gi ne ci ñoom ak wóolu seen bopp xoolal butéel yu bari yi tey ak ni butéel néewee woon ci biir arène indi téeméeri butéel doo bëre sax 30 secondes ñu daan la nañ entraîné wu ji nañ xam lan jàngi bëre entraîné wu bëri. très bien balaa xar fa foofu di dàq aspect sport bi. waaw ñoom wax nga leen loolu yéene la ndax boo demee ba ni formation professionnelle lu war mbëri la bu ñu xoolee xayma bi bari lool ñaari junneeg fanweer ak yu tegal yu mbër yu am licence wax dëgg yàlla kon ñoom ñu wuti métier ku leen ko wax ku leen bëgg la maintenant en quoi faisant état bi la ko ci war yéen CNG bi ñoom seen bopp ak ñi nga xam ni jot nañ fi brasser ay koppar naka la ñuy yëngoo ci wàllu investissement. xam nga foofu dafa am ay dérapage. CNG ay at ci gannaaw daf ci commencé woon réfléchir. d'abord ci seen santé. ba commencé woon ci duggante ak ministère de la santé. duggante ak ministre bi toppatoo la formation professionnelle les écoles et cetera mu am ñu dégg riire fali dem accaparer yëf yi en dehors du CNG. ba ñenn yegg même au sommet de l'État ba ñu dig leen mu capoter. yàq projet bi. tey ñoom ñoo koy vivre. commencé waat nañ. mais je pense que lu organisation amul. lu méthode amul. lu xalaatul segg ko tëb rek taxul bu sotti. waaw il faut que ñu jàng organisation bi. ca bañ ñu yem rek naan làmb démb ak ni mu daan demee ak jaxasoo gi rek naan woy l'aspect culturel war nañ ko mën a gën a réorganiser. aspect culturel bi rafet na. mais suñ ko bëggee exporter ñeenti heure juróomi heure nit toog stade ba di xaar. pays développés yi seen temps mayu leen ko ñooñu dañuy ñaqi pour dund. donc 1 heure 2 heures nañ réfléchir naka la ñuy def. ba spectacle yi làmb dootul dépasser 1 heure 2 heures de temps. je crois que loolu moo gën a kii côté aspect culturel bi kenn génnew ko am na ñuy wax ne dañ ñu tere lii mais ça dépend dañ doon jégaani stade yi jàmbur yi duñ taal fourneau yàq gazon bi. du tartan bi duñ ko bënn. mais léegi am nañ sun arène ku bëgg a def li nga bëgg a def war nga ko mën a mais am nga foo koy defee. indiscipline bi daal te ñu gis ko fépp nag war nañ ci góorgóorlu. stade du Sénégal ginnaaw arène nationale bi ak beneen stade bi mu fi jiitu ñenn ñi ne autant de milliards ci stade yow bokkoo ci ñiy xalaat defe naa ne non xajoon na feneen matu ko woon. déedéet. parce que man acteur du sport laa mosa doon. dama ko pratiquer doon ci médecin tey ba doon ci dirigeant au sommet. di médecin aussi. ni ñu soxlaa nii ci sport bi. noonu lañ soxlaa ci médecine bi noonu lañ soxlaa ci tali yi. noonu lañ soxlaa ci lépp. dëgg la mais nag ki jiite réew mi xam lu ñu xamul. xam lu ñu xamul parce que nag ñun itam sunu bëgg-bëgg rek la ñuy wax. moom mooy seet fan lay amee équilibre pour mission bi ko réew mi dénk naka lay def ba aboutir ci li ñuy wax am maximum. moom ci satisfaction ci liggéeyam. ñi ko dénkoon aussi am satisfaction ci liñ ko dénk. voilà mais du gâchis au contraire. au contraire parce que sport bi toll na tey foo xam ni fi mun a yóbbu réew yeneen ressources humaines yi mënuñ ko fa yóbbu. encore une fois kon li ma waxoon ne ñun ñoo ko war a mériter. jublu ci entraînement réorganisation discipline surtout. discipline. rigueur. respect de tout. waaw. mais du maa fi mën rek lu ma neex def. mais de façon globale état bi amul wàll ci loolu parce que réew mi ko wax ñu ne indiscipline dafay toog dafay daaju waaye loolu tamit am nañ ci wàll ñoom. est-ce que l'état du ñun d'abord. nga am sa doom. mu juddoo ci sa biir kër. nga waroon ko yaroo ko. nga waroon ko jàngaloo ko. nga waroon ko teg ci xam mooy kan. ràññee mooy kan ràññee lu baax lu bon defoo ko. mais état bi anamu. état bi ñun la d'abord. il est vrai que aussi amoon nañ ñun chance ba ñu gën a nekk xale amoon nañ ay places yu ñu doon yare ca kër ga d'abord. ca daara ja. parce que daara mooy école rek. dañu fa jàng alxuraan bii ñu jàng fa yëfi tubaab. yooyu yëpp dañ doon yar léegi dañuy tere ku yar. xam-xam rek la ñuy jox te yeggul sax ci xam-xam. dañuy jéem a joxe xam-xam. ñu ñëwoon ci lycée yi. ñu amoon internat yi. Sénégal yëpp doon fa daje. suñ jamono kii jóge Sine Saalum kii jóge Fuuta ñooñu ñëpp suñ dajee day defaraat Sénégal yi tey. parce que tey su ma soxlaa woon dara Fuuta naa ne diw. fale ma ne diw. dëgg la ñooñu kii
ñu demoon ba soo ñëwoon ba première ñu yóbbu la nga defi préparation militaire armée discipline muy ba ñu yegg si 68 ak tension yi amoon à travers le monde ñu def ci boppi politiciens yi que xale yi ngeen di dugal armée dañuy jënd ay armes ulbati ko dal ci seen ko ñu supprimer ko donc yooyu yëpp yaakaar naa ne place yi ñu doon defaree jikko xale yi xam loolu ñu luy suñ drapeau américain bi su juddoo presque drapeau lay juddoo loxoom màggaaleeg moom mais loolu moo tax j'ai parlé d'un système d'éducation. je suis d'accord donc pour le rejoindre la moo tax ma génne loolu donc état bi lacune yi jógee ci famille yi war na góorgóorlu pour rattraper ko et en tout en un moment on avait créé le bureau organisation et méthode pour defaraat administration bi defaraat jikko yi mais nit ku nekk bàyyi ma def li ma neex mënul am désordre indi ordre mënta ne avenir u làmb ji lutte traditionnelle Sénégal ak MMA gi mel ni lu xaw a xew yow amoo ci benn appréhension du tout nit ku nekk lañ la dénk yaa koy def mu baax waaw làmb ji ñi ko ŋànk suñ bëggee mu baax gisuma benn sport bu mun a jóge bitim réew ñëw remplacer ko munul am mais nag foog ñu defaraat suñ toogaay foog ñu defaraat suñ jikko boole ci fulla it est-ce que amul genre yoonal goo xamante ni ci wàllu loi toujours rek parce que am réew tam doo ubbi ko rek ñëpp ñëw ñun bu ñu naroon yóbbu làmb ji États-Unis dañuy ñëw dañuy fekk seen i tëralin fekk ay tëralin France ñu ngi seet ban yoon la ñuy dugalee sport boobu ci seen biir ba dénk ko fédération de boxe pour le moment parce que ñoom mosuñ ko nangu nit ñaa ngi koy pratiquer mais mosuñ nangu jox ko une orga ba pare ba léegi sax libéré guñ ko dañ ne na dem làqu ci gannaaw fédération de boxe xam naa ba xool fu mu leen jëmee voilà c'est important loo gis dañ koy organiser day am kilifteef absolument actualité bi ci réew mi docteur Alioune Sarr pour aller au-delà de lamb bi nee nañ dialogue national comme yeneen réew yi nga xam ne ñoom dañoo génnoon ci guerre après dañ woy réconciliation nationale mais loo ci mënti dégg il faut ku ne yàbbi la nga sex de waaw xam nga dialogue national lu war a am la suma benn baay doon na wax ne soo ñëwee ne ko Assane Gueye de sannoon la mu ne bu ko waxati dañu toogul waxtaan bis bu ñu toogee waxtaan umpante gi la waaw umpante gi mooy indi problème yi ak ñenn ñi nag seen bëgg-bëgg rek tax ñu gumbo lux te nag tey politiciens yii di dialogue bi warul yem ci politiciens ca kër ga la commencé dem ci mbedd mi yegg si ci politiciens yi man de du ma homme politique mosuma bokk ci station politique wante nag mais nag je suis un observateur de ma société li ma gis mooy coow li muy bari lépp seen groupe yooyu jànq bari wu ci de ku ci mosuloon nguur bari wu ci de ok maanaam même cercle infernal gi daal lañ génnagul wala mënuñ ci génn parce que ñeneen a génn ma ñëw wala duma dem ñoom ñëpp ci nguur gi lañ bokkoon dañu yeewu car bi jaar fii man kañ li ma bëgg sénégalais yi comprendre ko moo nañ refuser doon ay jaamu homme politique yi ani lëmm nit ñi duñ tal lu dul politique déet am na réew yoo xam ne toog nañ at amuñ gouvernement te terewul réew yaay dox donc ku nekk na dem ñaq góorgóorlu liggéey pour defar environnement yam politique su jotee nag lenn rek la ci suma gis-gis carte su élection jotee ku nekk na jël kartam dem mais yéen itam waa presse bi maa ngi leen di ñaan ngeen dimbale ñu sujet yu bëri yu ngeen di soulever à la limite politiciens yi jàppatuñ nit ñi otage mais rajo yeeg télévision yu bëri ñoo ñu jàpp otage. très bien yenn politique yi est-ce que profité wuñ également ci ñàkku njàngum askanu Sénégal kañ parce que am na yu nit di sañ di wax sax ci télé yeeg rajo yi fii ci Sénégal sañoo ko def dans des pays où il y a une opinion des gens yoo xam ni gënoo leen a yeewu et cetera am nañ ci lu ñu jàpp ñoom la misère néew fa bu ñu exploité ba di leen indil ay kilo ceeb politique ak ay mbubbi politique. loolu nga wax liñ ciy teg du bari mais nag Sénégal gën a def attention. Sénégal am na chance bu réew yu bari amul. ok mooy tey suñ ne woon ñi dëkk Sine Saalum nañ ñibbi. dina métti parce que dëkk Sine Saalum peut-être yaayam Fuuta la jóge peut-être maamam Casamance la jóge donc chance boobu ñu am doon benn. chance boobu ñu am kal yi taxaw fi chance boobu ñu am diine yi religion yëpp doon benn. na nit ñi def attention
ci kàddu yi ñuy génne. di ko jëmale ci xeli nit ñi parce que buñ yaakaar ne rek ñaanal nañ Sénégal dara duñu dal. suñu wàccee yoon wi. li dal ñeneen ñi dinañu dal. nañ moytu kàddu yi tas diw lii la wala lii diw la nañ ko moytu bu baax a baax. très bien dafa mel da nga bokk ci ñi nga xam ni xaw nañoo tikke bi ñu déggee ku mel ni Barthélémy Diaz. daal di lié arrestation Guy Marius Sagna desam ci kaso bi ak nekkinam nepp catholique. ci li ñu dégg de c'est une catastrophe. pour man. lu ñu warul di wax la. voilà mais jàpp gi est-ce que war na nag léegi. alors lu tax ñu jàpp. xaw ma ko li ñu ci yéen médias yi li ngeen ñu woon. dem na ci institution. dem na ba ci institution ak grippé wu ci institution. est-ce que loolu jaadu na. est-ce que loolu jaadu na aussi. il faut pas que simplement ñu ne nit nous sommes dans une démocratie lu ñu neex wax déedéet démocratie ce n'est pas de l'anarchie. loo gis rek même sa kër da ngay wax ne heure bii la ñuy añ heure bii la ñuy reer heure bii lay tëj sama buntu kër. waaw kii tëb di def lu ko neex est-ce que dina mën a dund mu normal ak yow ci biir kër gi. man du ma juge. mais nag su doon suma sago duñ jàpp kenn mais suñ warul jàpp kenn ça veut dire kenn defulul war tax ñu jàpp la. mais su fekkee nag ne lu ñuy def dañ ko lalu rek pour méttital nit loolu jàdduwul. am nañu daal di xóotal xalaat ba ne France ne ci ginnaaw parce que ñoom liñ leen gën a xamee ci France dégage d'ailleurs yow jàpp nga ni loxo France nooteel gi daa ne ci suñu ndodd yi ba léegi. est-ce que dina ci génn. bu njëkk bi. sunu làkk tubaab la. benn ñaareel bi. sunu gars yi karawaat costume. soo amee noomeel sax ñu ne kii. vernaculaire la. tubaabewul. problème diw moo nekk ci diw ci xel yi la. dëgg la donc loolu dama doon tooñ rek quand je disais l'habit et l'autre parce que bés nit mos na wax yow docteur sax kenn du la gis nga sol yére wolof àjjuma. ma ne ko man du ma wolof. mais diine newul ci tenue. du ci kurus gu gudd du ci sikkim. dëgg la ci sa doxalin. dëppoo ak sa diine. malheureusement réew mi bariwu fi. li ñuy wone ak li ñu gëm du benn. ok donc war nañu gën a góorgóorlu. cultiver ëpp engagement social bi. folklore social bi moo ëpp engagement bi donc foog ñu gën a góorgóorlu. ñu éviter maintenant nag ñu def ci suñ bopp que suñ Sénégal gii. ñun waa Sénégal ñoo koy defar kenn duñu ko defaral. foog ñu nangu aussi que mondialisation bi indi na problème yoo xam ne man kenn rek may demal suma bopp it du yomb. mais nag nañ am intelligence def ni li am paate ba doon wax ci kàkkataar. xam à tout moment. kàkkataar du changer direction. su jógee day jubal. mais su yëkkatee tànkam balaa mu koy teg dina ko yoot xalaat ko ba xam nu mu koy tege. couleur bu mu jege jël couleur bi mais taxul mu changer. dëgg c'est important. c'est capital. rawatina bi ñu dëgmalee pétrole ak gaz bu ñu xamul fu ñuy teg suñu tànk virage yi waxuma la raté ko mais dañuy këpp. yàlla nañu ci yàlla musal. non yàlla nañu ci yàlla musal. mais vous savez parfaitement mais yàlla béy sa tool. il faut contrôler ces gens là il faut ñu may leen gën il faut être vigilant. il faut être très vigilant et à tous les niveaux. parce que fu koom am. coow bari. oui te am na kilifa gi waxoon ne ay bandi balaa ñuy reyante rek war a séddoo. kon nag nañ góorgóorlu. ba mun a séddoo te duñ reyante. très bien docteur Alioune Sall lu tax politiqueul dafa bon ni ñu ko defee bon wala lan moo tax dugguloo ci politique. damay wax sama doom yi ne peut-être def naa erreur. mais aussi ni ma yàlla bindee politiciens yi buñ ma mere. mais peut-être doon naruma ko woon a mun. Alaaji Ablaye Niass radiyallahu anhu premier xalif Baye mos nañuy waxtaan mu ne ma sang bi lu tax du ngeen politique ma tontu ko mu ne ma yéen a yàq réew mi. mais ba mu demee bi ci biir dafa ne xaw nga wax dëgg parce que politique yi Occident wuruj moo ko lal donc ñu mënul wuruj duñ ca mën a dugg. donc nañ góorgóorlu ba def une politique autrement. mais la politique de l'intérêt général
damay wax xale yi ne leen su fekkee ne borom tool bi dafa yaakaar am fukki mbaam. yàlla may ko téeméeri mbaam day yéwan. su Alaaji Asan yegg see ne ko doo ma may tibbi gerte mu ne la indil saaku. Alaaji Asan su génnee saaku bi. ma yegg si ne ko doo ma may tibb dafa may indil siwo noonu lay def su ñëpp amee c'est-à-dire l'intergénéral su doxee rek. ñëpp gis ci seen bopp. mais su kenn bëgg a akki moo yëpp. ñàkk a doylu la. très bien mun na am du jëmale réew mi fenn te mun na am mu jur ay musiba yu bëri. très bien maintenant intellectuel yu mel ni yéen bu ñuy wéy di seexlu politique gi di ngeen yàgg a toog seen kër gis ministre bu la jiite nga déglu ko yow kii nga xam ne mënut a boole sax ñaari phrase yu jub ci lañ ko jàngal. moo tax ma ne nga mere sa bopp ci suuf xam ni man. ni da kii ngay ma mere jiite sa bopp sax. c'est un médiocre. Je n'ose pas juger parce que man du ma juger mais dinaa constater damay wax ne du ma ne diw nii la mel mais naa ne waa ji lu tax mu doxalee nii. moo tax nag ñu war a lancer appel xale yi ñun sunu jamono passé na. wala presque desatul lu bari. ñuy ñaan xale yi ñu engagé wu ci lépp luy pousse seen réew pour mu jëm kanam. très bien ñu bañ ko defee na woon fa woon maanaam ab séddoo. waaw très bien Alioune Sarr yóbbaale laaj bi am nga xarit ci mbër yi wala promoteurs yi wala ku ngeen di fréquentante parce que gars yi rek nañu Alioune Sarr jubóowul ak mbër yi jubóowul ak promoteurs yi. jubóo nañu nit ñi mais nag soo bëggee yemalee ñëpp dafa am xol ne doo fa yegg. waaw da ngay njaboote ñëpp. da ngay joboote ñëpp ci biir xol bi nag peut-être am na foofar. mais bu mu génn. waaw mais nit ko amul foofar amul. bu njëkkaan dañ daan wax mbëru Dakar yi daaw lu ma tudd benn écurie nag bi yoon parce que dañ may kar daal def nañ am na benn écurie boo xam ne daal gars yi ñemewuñ leen woon ay jamono dañ leen di faral rek. waaw xam nga loolu bañ koy wax. ñàkk a xam la. man Alioune Sarr dem naa ba doonoon vice-président écurie séeréer. suma biir kër. lañ doon tenir réunion yi. keroog ba ma ministre bi wooyee dënk ma làmb ji keroog laa dëkkal réunion yi suma kër ñi xamul. dem nañ beneen Alioune Sarr écurie Fass la bokkoon. Mbaye Guèye bëre na ba tekki ngembam. xam ne maay vice président écurie séeréer mais wér-gu-yaramam man la ko dénk ba dénk ma wér-gu-yaram yi ay waajuram. donc foofu yàlla dimbale woon na ma parce que su yàgg wóoroon ne ko am na lu mu ragal te mun na jógee écurie séeréer te wóor na ko ne mun na jaar suma loxo kon du ma dénk wér-gu-yaramam. dëgg la voilà donc à tout instant de notre vie. on a cherché à être juste. et honnête avec tout le monde c'est-à-dire yemale ñëpp. tey def te yàlla tax. te bañ ci gis suñu bopp. am na solo Alioune Sarr docteur Alioune Sarr RFM mu ngi lay gërëm bu baax di la sant. fii la ëppee jërëjëf. jërëjëf Sarr. jërëjëf mbokk yi jërë ngeen jëf mu nekkoon seen émission yoon week docteur Alioune Sarr mooy président CNG bi ci wàllu làmb ci Sénégal ci technique bi Abdoulaye Diop.